à toi aussi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi nga xam ne yéen a ngi seetaan ak foo leen mënti nekk ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di leen jaajëfal bu baax a baax et puis di profiter nag di souhaiter une très bonne fête de Pâques à tous les chrétiens du monde, en particulier en tout cas ceux du Sénégal ak ñi nga xam ne nag ñoo ci nekk diaspora bi ndax gën a jege gën a yaay donc yéen ñi nekk ci diaspora bi yëpp ñu ngi leen di souhaiter joyeuse fête de Pâques macha allah et puis yàlla nangu seen ay jaamu yàlla lépp loo leen ci ñaan aussi yàlla na ko yàlla suñu borom nangu di profité aussi ci occasion bi di baaluwaat ñëpp di baal ñëpp weeru koor bi nga xam ni ci la ñu nekk di wax ni lépp lu fi waay jaamu yàlla na ko nangu lépp lu fi waay ñaan aussi yàlla nangu lépp lu ñaan di leen wax nag CSD ñëwaat na tey comme ni ngeen ko tàmmee ñëwaat ak njariñ comme ni ñu ko yàggee di def ñëw tey comme ni ngeen ko gisee fii turu suñu waxtaan bi mi ngi nekk projet immobilier CSD tamit kenn du leen wax li ko tax a jóg mooy soxlay Sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk ci diaspora bi képp moo ko tax a jóg soxla yooyu nag wax dëgg yàlla bu ñu nee immobilier rek tudd nañu kër tudd màkkaan tudd nekkuwaay jàpp naa ni ñu ëpp ci ñun ñi nga xam ne nekk nañ ci diaspora bi loolu bokk na ci suñu ay premier objectif ña ko am ba noppi ñi ngi bëgg a dolli ñi ko amagul wax dëgg yàlla ñu ngi bëgg suñ ko mën a amee mu nekk loo xam ne nag dafa nekk une nécessité quelque chose bu luxe mais nécessité doomu aadama buy jóg di dox rek war naa mën a am bërëb boobu war na faa mën a nekkal fa njabootam donc muy priorité bu CSD comprendre ko noonu nag ànd ci ak ay partenaires am nag doon ci xalaat boobu ba léegi ci xalaat nan la ñuy mën a fexe ba li nga xam ne bépp organisation muy bu politique wala muy bu société civile en tout cas fépp foo xam ne ñu ngi koy lijjantee mbiri doomu aadama ànd nañu dëppoo ni doomu aadama loolu dafa nekk loo xam ne dafa war ci moom mooy mu am droit la mu am fu mu nekk rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk diaspora bi ñu xam li ci xew yépp tamit ci diggante bu kër ak wuti intermédiaire dem société immobilier dem ci sa nijaay dem ci sa xame mu tabaxal la ainsi de suite yàgg nañu di wa am ay problème yu bare surtout ñi nga xam ne ñoo nekk bitim réew CSD nag dégg ko nag teg ko def ko ci priorité projet yi nga xam ne teg na loolu bokk na ci bëgg a taxawal coopérative d'habitat boo xam ni waa diaspora bi ñoo koy seet ba nga xam ni fépp fu ñuy séddaleeti en tout cas ay suuf wala ay kër wala nangam ak sàngam diaspora bi jot ci leen ba mu mat sëkk ndax droit bi nga xam ne ñu nekk Sénégal moom lañ am moom la waa diaspora bi am dafay fekk xëy na ña nekk Sénégal jege boo xam ni dinañu mën a profité ci ay organisation yu fa nekk ak béréb yu ñu liggéeyee ainsi de suite en tout cas taxawu bi ci am ñoom danañ ko am ba ñoom ci tane donc moo tax nag CSD jóg nag daal dinaa taxawu diaspora bi par rapport ak loolu parce que man diaspora bi moom yëkkati njariñu diaspora bi moom yëkkati njariñu waaye diaspora bi ñoom yëkkati même bu fekkee ni nag la ñuy liggéey lépp Sénégal la ko moom waaye balaa nga naan nekk fa donc ci kaw loolu le CSD ak partenaire am bi nga xam ni ñëpp gisoon ngeen ko muy CDC bi nga xam ne mooy caisse de dépôt et consignation bu Sénégal nga xam ni moom it ci wàllu suuf yooyu état du Sénégal am na ci suuf yu bari yu mu yëkkati yoo xam ni suufi askan bi la jox ko ba mu fexe nan lay def ba askan bi jot ci ni mu gën a yomb mu am ci ay pàcc yoo xam ni ay kër yu tabax la ba noppi ay pàcc yoo xam ne ay terrain la yoo xam ne dañ ko viabiliser ba noppi am ci yu bari daal façon yu bari yoo xam ni ñoom bëgg nañoo ànd ak CSD loolu nga xam ni mission la boo xam ne état du Sénégal daf leen ko jox ñu war ko dox mu nekk aussi droit boo xam ni sénégalais yépp ci bokk yam ñu fexe ba sénégalais diaspora bi jot ci droit boobu noonu nga xam ni mooy le droit au logement de ce fait ñu ngi waxtaan ak waa CDC jël nañu produit yi nga xam ne ñoom am nañu ko ak ni nga xam ne noonu la ñu koy defee ñu liggéey ci ak ñoom mën koo ñëw présenter les Sénégalais de la diaspora
fekkee ni dañ koy présenter sous forme ñu bokk ci benn coopérative d'habitat bu fekkee ni ñoo xam ne mënal nañu seen bopp yooyu yëpp dana ñëw ci waxtaan bi incha allah waaye daal pour ngeen comprendre li nga xam ne mooy soloy waxtaan bi tey donc lii moom moo ñu yëkkati tey le projet immobilier de la diaspora du ma ne du CSD mais de la diaspora tout entière parce que CSD nag waa diaspora bi yëpp a ko moom ñëpp a ci bokk beddiwuñu ci kenn donc de ce fait ça c'est le projet immobilier de toute la diaspora sénégalaise CSD nag dafay nekk benn facilitateur boo xam ne day nekk ci diggante bi ba nga xam ni dana mën a liggéey ak ñi nga xam ne ñoom ñoo war a yor wàllu suuf ak ñi nga xam ni muy suufu état muy suufu privé ak ñi nga xam ne ne sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk diaspora bi bëgg suuf muy loo xam ni dañoo amoon suuf bëgg a tabax wala muy ñu am musuñoo am suuf ñu bëgg suuf nan la ñuy jaar nan lañ koy defee nan lañ koy yombale ba nga xam ni kenn ku ci nekk di nga ci mën a gis sa bopp ñu ànd ci ak Aram Kébé Fall mi nga xam ni moom mooy vice-présidente du CSD du Brésil waaye en même temps nekk adjoint responsable communication pour communication internationale mu nekk sama adjoint waaye ñu ànd ci ak Ousseynou Sène mi nga xam ne moom mooy secrétaire général du CSD du Suisse mais en même temps aussi moom lépp li nga xam ne moo jëm ci wàllu projet immobilier yi dañ ko cee joxte bu mag sëkk ndax dafa fekk nag mu nekk domaine am CSD tamit noonu lay def parce que CSD lépp ngi ci biiram donc lépp lu ñu yëkkati rek am na ci ay spécialistes yoo xam ne ñu ngi sunu biir su ko defee ñu jox leen ko seen xam-xam màcc ci loolu ñu doxal ko ci ni mu gënee muccee ayib ba nga xam ne Sénégal yëpp dañu ci gis seen bopp ñu ànd ak transparence ànd ak générosité macha allah ànd ak nag liggéey bu set wecc du ma def lenn lu dul rek jël kàddu bi jox ko soxna Aram Kébé Fall mu nuyoonte ak yéen daal di mën a dugal nag suñu invité tey Ousseynou Sène par rapport ak question yi nga xam ne yéen a koy xaar ñu wax leen ci sondage bi wax leen ci yeneen ak yeneen donc bismillah soxna Aram kàddu gaa Voilà, merci beaucoup Pythagore di la jaajëfal ci nuyu ñëpp encore une fois ñu assisté ci live bi di nuyu Ousseynou bu baax voilà et di kontaan di teewe lii parce que ñëpp xam ne ku nekk doomu aadama bu nekk laay wax ma sax jëlal naa sax sénégalais wala immigré doomu aadama bu nekk boo sañoon di nga am foo xam ne foofu ngay suturlaa te nga moom ko mu doon sa yëf te doo ci nekk chaque fin du mois ngay fay ñëpp xam nañ ne location metti na voilà comme tu l'as si bien dit Pythagore CSD dafa fi nekkal pour sénégalais bi pour immigré bi ak sénégalais bi nekk biir Sénégal voilà donc ça et c'est juste un des projets de CSD benn mébét la si lu CSD bëgg def wala war a def ak Sénégal ak diaspora bi voilà mu doon loo xam ne dafa soxal ñëpp ñu am mbégte di ci communiquer di ci wax di ñaan ñëpp ñu ñëw assister. Je vois que ça intéresse plein de gens voilà di ñaan que si vous êtes là continuez toog leen voilà woo leen ñeneen ñu ñëw parce que lii soxal nañu ñun soxal nañ keneen ak keneen voilà ñu nekk fii ak Ousseynou mi nga xam ne boobu ba tey moo ngi ci di jox ko liggéey bi comme ni ko Pythagore waxee mu nekk koo xam ne ku ci xarañ la di doomu sénégalais bokk ci CSD voilà donc CSD loolu lay jëriñ dajale sénégalais yi jël sénégalais yi am compétence di leen dugal pour ñu dimbali ñeneen ak ñeneen voilà donc affiche bi ñu doon daw fan yi yëpp donc publication bi du jeex même pendant l'émission et après l'émission continuer à appeler les gens s'ils sont intéressés ñu ñëw voilà donc Seynou maa ngi lay bàyyi nga nuyu après ñu dugg ci question yi. waaw salaamaaleykum mbooloo mi salaamaaleykum Aram salaamaaleykum Pythagore maa ngi nuyu ñëpp ñi teew ci l'émission bi tey di leen gërëm ci koor gi di leen balu ak di leen bal ak di leen wax dal leen jàmm donc ci suñu émission bi nga xam ne dañ ko consacré à l'immobilier au Sénégal parce que ñor na ñëpp et puis but bi mooy donc ñu wax ci sondage bi nga xamante ni ñi ngi koy def muy daw ci diaspora bi pour que nit ñi mën a wax seeni bëgg-bëgg ñu mën a xam ñoom lan lañ bëgg fan lan mooy seeni yéene buñ jógee ci loolu ñu répondre aussi ci seeni questions yi ñu am ci sondage bi xuus ci waxtaan bi xëy na peut-être
peut-être waxtu wi ñu am du doy ci waxtaan bi tey mais comme ni ko Aram waxee bu waxtaan wi bu émission bi jeexee ñi ngi fi tamit toog di mën a wuyu di mën a tontu ci seen question bu ngeen am peut-être ma préciser juste introduction donc man maa ngi ni ko Aram waxee maa ngi tudd Ousseynou Sène dëkk fii Suisse nekk secrétaire général CSD Suisse donc di remercier par rapport à ça ci CSD Suisse di remercier en fait ci CSD bi di remercier la présidente docteur Dieye dégg naa mi ngi ci biir donc di ko nuyu di ko ziar di nuyu le secrétaire général Maïssa di nuyu les présidents de toutes les CSD pays et les secrétaires généraux di nuyu daal képp koo xamante ni membre nga ci CSD di la woo donc pour nga participer ci live bi di la ñaax pour nga remplir sondage bi et puis jox ko say ñooñ ñu remplir ko ndax foog naa ne lu am mbirum kër ak mbirum suuf lu soxal waa immigré yi la ñu man nag maa ngi liggéey ci li ñuy wax immobilier fii ci Suisse maa ngi nekk ingénieur civil jàngee ci école Sénégal yi li ci des ma ñëw yeggalee ko fii biir Suisse donc je pense que waxtaan bi ci biir dina ko gën a yaatal di kontaan trop ci liñ ciy jox liñ ciy ñaax liñ ciy dem daal jërë ngeen jëf. D'accord. waaw sala Ousseynou damay dem directement si question yi d'abord donc boobu ba léegi maa ngi dégg sondage donc sondage bi d'abord est-ce que mën ngeen leeral d'abord sondage yu lan la ak lu waral sondage boobu noonu. Voilà sondage bi merci laay ci question bi donc sondage bi benn waxtaan la bu ñu def pour di laaj nit ñi dañoo bëgg bu ñuy wax ak nit ñi ñu xam nit ñi wax ñu seeni mbëbët wax ñu seeni bëgg-bëgg pour que ñu mën a dem aussi ci waxtaan yi ñuy am ak muy ay institution mën na nekk état bi mën na nekk ay groupe privé yu am ay projet yoo xamante ni bu ñuy wax ak ñoom ñu mën leen ne leen ñun kat bi ñu waxtaanee ak suñuy nit ñi nee nañu ñoom lii lañ bëgg lii lañ mën lii lañ am lii mooy seen doole bu ñu leen mënee proposer projet nañ leen proposer projet boo xamante ni lii ngay rembourser lii ngay joxe lii lañ mën ñoom loolu moo tax en fait ñu def sondage bi beneen bi mooy bu ñu xamee li nit ñi bëgg ba pare ak seen yéene beneen bi mooy ñu xam aussi ñun tamit ñaata nit ñoo intéressé wu projet immobilier ndax li ma ko tàmm di waxee c'est pas la même chose tey jii ngay discuter ngay dem di discuter pour le CSD ak benn institution nga mën ne nit ñooñu man kat bi ma defee sondage bi am naa 10 000 personnes yu tontu wala am naa 5 personnes yu tontu je pense que ñun ñëpp mën nañ xam ne poids bi ngay am pour négocier du benn loolu ñaari objectif yooyu daal moo taxoon moo ñu tax a jóg ci def sondage bi te dañoo yoon la en fait c'est-à-dire que sondage bi dafa nekk premier point bi nga xamante ni moom la ñuy commencer projet immobilier yi je pense que dinañ defaat yeneen émission wala yeneen en tout cas yi dinañ ñëwaat ak yeneen proposition après dañuy ñëw ak ay proposition concrètes yoo xamante ni moom la ñuy wax moom la ñuy teg ci table bi pour que nit ñi mën a tànn nit ñi mën a dugg ci projet boobu voilà. mën a déggee donc sondage la buy ànd ak maanaam mën a des recensement en même temps. tout à fait un peu oui. donc day am ñaari rôle maanaam wax xam nit ñi li ñu bëgg ak lan mooy seeni bëgg-bëgg ci fan la féete waaye xam seeni lim aussi ci nan la toll. waaw seenub lim bi du en fait amu ci solo lool li ci am solo mooy nit ñi participer le plus pour que ñun ñu xam ne nit ñi li ñuy def soxal na leen pour que bu ñuy négocier ñu mën ne ñun kat am nañ mbooloo mu takku mu topp ci suñ ginnaaw moo xamante ni bëgg nañu am kër bëgg nañu lijjanti yëfi suuf mais te bëgg nañ ñu nekk intermédiaire pour ñooñu loolu moo ci gën a am solo nombre bi foofu la amee solo mais voilà pas ci recensement identifier nit ñi pour un moment pour le premier pour le premier temps. dégg naa la sànq nga wax ak les présidents CSD des pays et les secrétaires généraux. donc bu ma la déggee ñoom war nañ cee am donc rôle bu mag boo xam ne yaakaar naa ne war nga leen mën a woowaat nag ndax balaa ngay dem di seeti ñi ci biti ñi ci biir ndax CSD nag wax dëgg yàlla mi ngi ci 40 ci ay nangam pays benn fu ci nekk lim bu takku nekk fa donc jàpp naa ne heure bi waroon naa mën a fekk sondage bi. fekkee ni doxal nañ ko ni ko waram doxee kenn ku ci nekk joué ci loolu ci war a joué mu sori lool ndax duma la bàyyi nga defaat leen benn appel tamit parce que lu tamit boo ca nekkee di ca dox am ci sa carte de membre ñu am position pour la ci jox la ci cër jàpp naa ne balaa ñuy wooñi ci biti CSD rek li mu yore ci biiram bu fekkee ni taxaw nañ ci nañ ca war a taxawee sondage bi waroon naa mën a weesu fi mu nekk sëy dëgg la Abdoulaye sondage bi ci comme lépp lu ñu def ci biir CSD rôle lu président yi ak secrétaire généraux yi dafa am solo ñoom ñoo ko mën a
approprié wu ni ko tubaab di waxee ñoom ñoo ko mën a jël def ko seen yëf tasaare ko ci seen ab dëkk ba nit ñi tontu ba nit ñi aussi daal di koy mën a jël def ko seen yëfi bopp mën cee bokk mën cee dugal seen loxo ndax lu ñuy def te nit ñi ci suuf dugaluñ ci seen loxo rek du am njëriñ bu doonte ne loo xamante ni da nga koy def mu nekk yëfu élite ñu nekk ci kaw ay nit ñaar ñett nit nekk ci kaw décider te nit ñi ci suuf bokkuñ ci du am njëriñ nit ñi nekk ci suuf donc loolu la ñuy woowee daal maanaam président yi ak secrétaire généraux yi di leen ñaaxaat pour vraiment ngeen diffuser ko gën koo diffuser ci seen dëkk yi gën a woo nit ñi ñu partager ko ñu remplir ko ndaxte comme ni ma ko waxee plus ñu am nit ñuy remplir biir CSD plus mu ñuy gën a am mu ñuy jox poids pour ñu mën a négocier ay conditions yu am importance yu gën a am yoo xamante ni nit ñi dinañ ko mën a attan ci gàttal ci sondage bi peut-être après ci laa jëm peut-être li may def pour ñu gën a pragmatique mooy ñu partager en fait sondage bi comme ça ñu waxtaan ci. dinañ fa ñëw sax xam naa dinañ ñëw foofu. voilà. incha allah. D'accord. juste balaa may jox alam rek. donc encore une fois bu weesoo CSD ci boppam nga xam ne donc mbir mi pour membres yi jot ci mooy président yi ak secrétaire généraux yi ñooy fex ba seen ay membres jot ci ñun communication bi aussi ñu ngi ciy joué di ko partager ci groupe yi nga xam ne nekk nañ ci CSD waaye ñi nekkul ci CSD ak ñi nekk ci biti nan la ñuy def ba jot ci sondage boobu noonu ba mën cee participer parce que ñoom peut-être amuñu lien avec le CSD. alors képp ko amul lien ak le CSD xanaa nga donc gis ko ci réseaux sociaux yi comme ni nga ko waxee laay ce que mooy liggéey bi nga xamante ni waa communication ñu ngi koy def mu am importance muy tey ji live bi dajale ñu beneen bi mooy ëllëg ak si biir mën nañoo dem ci yëpp yi nga xamante ni réseaux sociaux yi ñu am yëpp ñu dugal ci lien wu sondage bi nga xamante ni c'est un sondage anonyme ku nekk mën nga cliquer ci lien bi remplir ko nga bokk CSD ak nga ñàkk a bokk CSD bu ñu ko publier ci page Facebook bu ñu ko publier ci Twitter bu ñu ko publier ci suñu groupe WhatsApp yi ku nekk mën nga ko remplir ku nekk aussi mën nga ko yónnee sa contact WhatsApp mu remplir ko très simplement bu fekkee nit ñi mënuñu koo remplir aussi peut-être ku nekk mën nga dimbali sa morom bu mënta bind mënta li nga jàppale ko mu remplir mais c'est très accessible et c'est très simple à remplir. merci beaucoup Aram xam naa ne di nga ñu dugalal ci live bi ci commentaire yi dugalal ñu lien bi foofu ñu fixé ko fa su ko defee mu nekk fa des fa fii ba live bi di terminé nga xam ne képp ku dem ci lien bi rek ci commentaire yi bu ko Aram dugalee léegi dinaa ko fixé su ko defee képp ku dem ci commentaire yi ci lien yi di nga fekk lien bi boo ci duggee rek nga mën a commencer remplir déjà donc en attendant live bi jeex li ci des mooy ni képp ku dem ci page le collectif des Sénégalais de la diaspora da nga fa fekk lien bi incha allahu rabbi su ko defee nga dugg ci page bi c'est public kenn ku nekk am nga ci accès ñi nekk ci biir CSD nag moom waxuñu waxaale ñu seen ay wax képp koo xam ne tey moom nekk nga ci biir CSD ni bokk nga CSD bokk ci groupe CSD te remplir loolu rek yaakaar naa ne am na lu des ci bokk boobu noonu parce que nag mbir buñ ci nekkee nga moomal ko sa bopp balaa nga cee bokk kenn yow mi ko moom da nga ci jiitu su ko defee ñette des fekk si la ci donc loolu man laay ñaaxee képp koo xam ni bokk nga CSD te rempliroo yow sondage bii nii wax dëgg yàlla am na lu des parce que nag dafa war a tàmbalee ci ñun su ko defee ña nekk ci biti soog mën a ñëw donc loolu moom laa leen doon soññaat xanaa damay bàyyi Aram mu daal di continuer en attendant ànd ak Ousseynou ci laaj ak tontu yi en attendant ñi ngi recensé waale seen ay laaj yéen ñi nga xam ne yéen a nekk di ñu suivre ci live bi ci suuf képp ku am question bu la jaaxal mën nga bind laaj bi dinaa ko xool wala Aram xool ko luñ ci mën a tontu rek ci luñ ci xaj ci temps bi li ca des incha allah rabbi danañ dajale question yi tontu ko dugal ko ci biir Facebook bi ba nga xam ni képp ku dem suñu page Facebook rek da nga ci mën a jot ñu leen di ñaaxaat ngeen dem abonné ji ci la page Facebook ak Instagram boo xam ni bu collectif des Sénégalais de la diaspora ak page YouTube bi incha allah rabbi et puis ngeen dem adhéré sur boo leen duggee ci page du CSD da ngeen mën a adhéré nekk membre boo leen nekkee membre di ngeen mën a am accès ci li nga xam ni moom mooy la page web du CSD mooy www.csd donc boobu noonu tamit information yu bari da ngeen ko fa fekk mais boobu par contre c'est exclusivement pour le moment dédié aux membres yi nga xam ni ñoom ñoo dem inscrire am seen carte de membre inscription carte de membre boobu tamit jafewut mën ngeen a dem approché wu ci dëkk yëpp na leen jox information yi ci Facebook bi dëkk boo mënti nekk danañ dugal numéro ka nga xam ne moom nga mën a jokkool ba mu wax la nan ngay def pour adhésion bi c'est très simple adhésion virtuelle la nga jot sa carte virtuellement xam ni yow mi membre CSD nga su ko defee nga mën a am accès à toutes les informations et à toutes les choses qui se font dans le CSD
gaaw leen gaaw parce que gars yi tamit lii nuy def nii lépp tamit ngir sénégalais yépp la waaye aussi quoi qu'on puisse dire la priorité revient aux membres du CSD ñi nga xam ne ñoom ñu yore seen ay carte de membre loolu tamit ñu koy leeral bu baax a baax tey bu ñu demoon ba projet bi taxaw tamit ba ñu war a mën a dem ñu taxaw nañ teg nañ collectif bi nangam ak sangam ku bëgg kër nangam ak sangam bu ñu yeggee ba ci séddale bi it ñi am carte de membre CSD ñoom ñooy nekk les priorités primordiales donc de ce fait gaaw leen ngeen dem inscrire adhérer ci le collectif des Sénégalais de la diaspora bi moo jóg taxawal boppam boole dooleen daal ni man kat sama développement ak sama émergence xaaruma ko kenn pour ci sama bopp ndax lépp ngi ci suñu biir te bu ñu dajaloo lu nu mënul amut te CSD boobu ba léegi ñu koy wane yaakaar naa ne yoon bi mu taxaw wane na ko ndax du léegi dugg ci suñu ay ñaari at boobu ba léegi wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey sûrement di avancer lentement mais très sûrement parce que nag lu mel ni gëj na fee am wala bu ma ne su fee am de waaye xaw ma ko woon ndax organisation bu nekk taxaw na fi waaye presque balaa ngaa yegg ci sa atum existence ñu gis coow yu bari ñu gis ba par mu tas ñun nag alhamdulilah yooyu ci lañu jàng ba nga xam ni boobu ba léegi ñu ngi taxawal di tabax du ni nag ay wax ak yooyu yëpp fu ñuy liggéeyee rek dana am yooyu waaye ba léegi CSD mi ngi taxaw ba léegi CSD mi ngi ci objectif am ba léegi CSD mi ngi avancé boo leen gisee nag déggu leen ñu ci jamono yi lu baree bare comme ni ngeen ñu déggoon lu nekk dafa am jamono dafa amoon boo xam ne xamale CSD bi la loolu weesu nañ CSD tey wër na àdduna dafa amoon jamono boo xam ni xalaat ci ay projet ñu toll loolu weesu nañ ko ndax seen bopp sénégalais boo fudd projet yaa léegi recensé nañ projet yi jël nañ ci prioritaire ñi ngi wax ak ay partenaires ci bépp wàll la ñuy partenaire étatique ak privé donc rejoindre leen ak seen xam-xam rejoindre leen ak seen ay moyens su ko defee ñu àndandoo pour ce même objectif incha allah rabbi te buñ ci àndandoo rek danañu ko daan bu soobee yàlla donc ma lay jox la aram déglu ci guddal bi mais je voulais encore faire ce résumé woowaat nga ci adhésion yi woowaat nga autour de l'essentiel ñu àndandoo dajaloo booloo te xam ni mbooloo mooy doole te xam ni CSD sénégalais yi la fi nekk CSD nekkul ci politique CSD nekkul ci waaso CSD nekkul ci lépp CSD foo mënti bokk te boo bëggee bokk CSD te nekk ci diaspora bi bokk CSD loo mënti gëm te fekk ni ci diaspora bi nga bokk CSD daal lenn gëm-gëm bi la am mooy diw laa tudd diw nangam laa sant c'est ci diaspora bi laa dëkk wala ci diaspora bi laa dëkkoon ba dellu bëgg naa bokk ci li ngeen di liggéey am naa yéene bokk ci am naa yéene respecté seen ay règlement su ko defee yaa ngi ca biir ak foo mënti bokk loo mënti gëm koo mënti faral koo mënti CSD moom moo dajale ñëpp moo njabooti ñëpp pour l'intérêt tout simplement des Sénégalais de la diaspora képp nag appellation boobu rek moom intérêt nga nekk ab Sénégal nekk ci diaspora bi wala nga am contact direct wala indirect avec la diaspora yaatu ñu no ànd ñoo bokk lu ñu gëm ñoo bokk lu ñu bëgg te mën na noo ànd jërë ngeen jëf Aram. Donc ku nekk mën nga remplir questionnaire bi mais aussi comme Nicolas waxee buñ ko remplir aussi bu ñu demee ba dugg concrètement ci projet yi ba nga xamante ni offre yi ñëw na ba nga xamante ni constitué nañ groupe yi ñuy soxla organisation yi ñuy soxla pour def projet yi priorité bi boobaa ñu ngi koy jox aux membres du CSD képp ko adhéré CSD yaay nekk prioritaire par rapport ak ki ñëwut ñuy woowaat encore une fois donc mu nekk une occasion à ce que ñu woo nit ñi pour ñu adhérer le maximum possible parce que li ñuy def c'est quelque chose boo xamante ni vraiment xam nañ ko mën nañ ko te aussi bëgg nañu dinañ ko jaarale ci yoon ba mu nekk en totale sécurité et en totale transparence dafa am solo ci li ñuy def pour que nit ñi ku nekk chaque instant aussi nga gis ci sa bopp ci li ngay def nga am confiance ci li ñuy def voilà loolu lañ mën a apporter comme réponse ci question boobu. Merci beaucoup Pythagore. waaw xanaa dañuy bàyyi léegi comme que boobu léegi ñuy wax ci sondage bi dañuy bàyyi te lien bi bloqué nañ ko dañuy bàyyi Ousseynou mu partager ak ñun ci écran bi sondage bi daal di expliquer nit ñi maanaam du début jusqu'à la fin su ko defee ñu bàyyi mu dérouler sur quelques minutes expliquer gars yi sondage bi ak nan lañ koy remplir je pense que ça serait bien et en attendant ngeen poser seen ay questions le temps Ousseynou pare ñu déglu si waat ci question réponse donc Ousseynou je pense que mën nga démarrer. Voilà, ok, merci. Kon ma jéem a partager questionnaire bi donc voilà bu fekkee je pense que yéen a ngi gis sama écran ni ku
en fait cliquer ci lien bi lay jox ñëwagul on te voit toujours. ñëwagul ok alors on va y arriver partager je pense que là c'est bon. Voilà, c'est bon. Voilà donc ku cliquer ci lien bi ci page bi la lay yóbbu mu nekk ni sondage bi donc nekk benn formulaire Google boo xamante ni vraiment c'est très très facile à remplir ñu def peut-être benn essai pour remplir ko à vide man bon ñu remplir ko donc bu ñu koy remplir donc première question bi muy njëkk a laaj mooy ban genre nga ndax góor wala jigéen donc on part du principe que Ousseynou góor la ma remplir ko ban dëkk question bi ci topp ban pays nga dëkk donc tey jii ñu ngi dëkk Suisse donc ñu remplir dans quelle ville vous vous trouvez bon on va mettre Lausanne. Êtes-vous salarié? On va dire oui, vu que je ne suis pas. En fait, question bi ñaari question la peut-être ñu leeral ko. Êtes-vous salarié? Mun nga ñi nekk salarié mun nañ bind oui, ñi nga xamante dañoo nekk entrepreneur mun nañ bind non aussi comme ça ñoom ñu xam ni kii yor na mu xëy mi ngi liggéey ñu ngi koy fay mi ngi bind ñu ngi koy fay par weer wala kii dafa nekk ci yëfi boppam loolu lañ ci soxla xam. Donc en fait comme ni ma ko waxee donc première question mi ngi nekkoon salarié pour ñi nga xamante ni ñoom dañoo amam xëy ñu leen di bind di leen di fay keneen ki benn question bi ci suuf êtes-vous entrepreneur mooy ñi nga xamante ni dañoo nekk ci suuf dañoo yor seen xëyum bopp wala dañoo yor seen entreprise wala voilà dañoo yor seen yëf bopp. mais nit mën naa nekk fii de wala maanaam kon ku liggéeyu daal moom bokkut ku liggéeyu moom bokkut. Alors si autre bi mi ngi nii êtes-vous entrepreneur et puis il y a aussi autre comme ni nga ko gisee ni fii ma def souris bi ku nekk autre mën ngaa def lii mën nga nekk mën nga def autre et puis dañuy ñaan yàlla aussi ku liggéeyul c'est vrai que ku liggéeyul ça va être difficile nga ne da ngay jënd terrain wala da ngay jënd kër mais dañuy ñaan yàlla loolu nekk ci diir bu gàtt mu nekk dog-dog boo xamante ni ci gàtt la et puis nit ki dina ko dépasser donc nit ku nekk am nga sa formation am nga sa qualification et puis am nga sa ci li nga yëngu. Bon, je précise Ousseynou que temporairement nit ki mën na am du liggéey mais mu yor xaalis bu mu denc bëgg investir. Par exemple exactement par exemple ça peut être le cas. su boobaa nit ku mel noonu moom day daal dem ci autre rek. voilà mën nga def autre dem ko cliquer ci autre. ndax moom yor na koppar yi liggéeyut waaye yor na koppar yi. maanaam donc question bi moom maanaam dañoo bëgg a xam rek ndax nit ki moom dina mën am capacité. bu ca yeggee lan cay laaj lu mu tuuti mu mën ko yëkkati joxe ko ndax da koy jëlee ci ab salaire bu muy fayeeku wala da koy jëlee ci liggéeyu boppam wala xaalis bu mu dencoon la ngir waajalee ko loolu yooyu yëpp waaye jëmmi question bi daal loolu la su ma juumul sëy waaw jëmm ji mooy vraiment ñu xam rek ndax nit ki kenn la yëngu ndax mi ngi salarié ndax dafay nekk ci yëfi boppam ci gàttal ci loolu la ci nekk salarié bi mun nga nekk temporairement chômage wala nga nekk ci arrêt maladie wala ci leneen loo xamante ni tax na yaa ngi ci fi bopp mais comme ni ma ko waxee encore une fois dañuy ñaan yàlla loolu nekk dog-dog bu gàtt ba nit ki mën a dem soit mu reprendre postam soit mu nekkat ci yëfam yi nga xamante ni moo ko soxal. Voilà léegi bu ñu jógee ci loolu donc ñuy laaj nit ñi ñoom ci ban projet immobilier lañ bëgg investir moo leen soxal ndax dañoo bëgg seen këru bopp ndax dañoo bëgg am appartement ci immeuble boo xamante ni en fait dañ koy bokk wala ci kër bokkoo la wala ki nga xamante ni moom ab immeuble la bëgg a jëndal boppam en fait def ko exploiter ko voilà ci dans notre cas li intéressé suñu en fait personnel bi mooy këru boppam donc mooy logement individuel est-ce que foofu xëy na foofu dinaa taxaw tuuti rek Ousseynou nga may ma ko donc mooy logement individuel mooy sa këru bopp mais logement collectif bi tamit mën nga cee am sa këru bopp maanaam boo déggee logement collectif bi mooy comme ni ngeen ko gisee fii Europe ñun ñu ci bari ci collectif la nekk dañuy dëkk ci benn immeuble kenn ku nekk am fa sa appartement donc mën nañ koo tamit def Sénégal maanaam am na ay nit mën nañoo dajaloo dem wut ab pàcc bu ñu jëlee pàcc bi au lieu que kenn di fa tabax benn rez-de-chaussée rek toog fa moom kese ñu jël ko yëkkati ko mu nekk immeuble bu jëm ca kaw nekk ay appartement su ko defee kenn ku nekk sa appartement ngay moom yaay moom sa caabi appartement maanaam amoo suuf boo xam ne yow rek yaa ko moom dëkk fa waaye suuf si yéen ñëpp a ko bokk daal di koy wut ku leen jàppale ngeen tabax ko su ko defee ñun nag ci foofu la ñuy intervenir ci ñooñu di ko tabax ak ñooñu di joxe suuf si waaye yow ban façon nga bëgg li ma si bëggoon a leeral rek moo di ni mën nga def collectif mais en même temps fekk individuel la parce que collectif bi mooy maanaam yéen a bokk terrain bi yéen a bokk immeuble bi su ko defee nag kenn ku nekk la nga fay am nag su boobaa yéen xool na ngeen koy séddoo waaye loolu mooy jëmmi logement collectif bi
su ma juumul Ousseynou bu ma juumee yow mi professionnel bi nga non dëgg la loolu mooy jëmmi logement collectif bi logement collectif bi mën na nekk tamit ci benn terrain booy jënd def ko quartier mu ku nekk di am looy fay lu ñuy fayante pour que ñu mën a def entretien bi mën a def environnement bi ba ñëpp mën cee dund. ay cité daal maanaam. voilà ay cité par exemple ku nekk am looy fay pour ñu entretenir cité bi defar tali defar li pour que mën cee dund. par exemple cité nañ koy woowee Sénégal n'est-ce pas cité. voilà am na si ñu waaye cité wa voilà. voilà fii Brésil ba bu fekkee ne je vois que y a Ousmane Mamadou Sow yaakaar yàlla mi ngi suivre moom mi ngi naan condominium fii Brésil ñu ngi koy woowee condominium benn quartier lay doon ku ci nekk am sa kër wala benn immeuble ku ci nekk am sa appartement comme ni ko Pythagore waxee. tout à fait. voilà buñ jógee ci loolu donc ñuy laaj nit ñi ndax am nañu terrain donc ku ci am terrain ndax terrain bi nga am tey jii ndax délibération la wala ndax bail la wala ndax titre foncier ndax man ci sama xam-xam bu gàtt Sénégal ñetti këyit yi laa fa xam ci ñetti sorte këyit yi laa fa xam ci kër voilà donc tey jii pour remplir donc damay wax ni man am naa terrain mais délibération la donc voilà terrain bi fan la localisé wu donc mi ngi nekk à Dakar ma bind Dakar superficie wam ñaata la plutôt c'est pas 350 mais plutôt 300 mètres carrés terrain bi ma am et puis donc léegi nag fii dañoo tëb un peu question bi ñëw ci ndax nit ki dafa bëgg a intégrer coopérative donc voilà fii nit ki mën na remplir c'est vrai que amatul question bi amul lien ak question ci kaw mais bon nit ki mën na wax rek ndax moom bëgg naa bokk ci coopérative mooy ay nit ñu bari ñu booloo am jënd à PAC en fait ak nu mu mën di toll dagg ko ay en fait jënd terrain dagg ko ay PAC di ko joxe di ko fay ndànk-ndànk ba muy mat loolu mooy capable pour am suuf si loolu lay jëriñ et puis après buñ paree ñu lijjanti tabax donc fii ñuy posé ndax nit ki bëgg naa intégrer coopérative donc ma jàpp ni ki am terrain boo xamante ni délibération la mais tey jii bu ñu defaat beneen coopérative tey jii bu CSD doon créer coopérative bu ñu amoon ay nit booy créer coopérative bëgg naa cee bokk donc je dis oui. bu mu ñu demee ci coopérative bi ban superficie laa ci bëgg effectivement encore maa ngi bëgg 300 mètres carrés ma remplir fii quelle est la localisation donc fan moo lay gënal donc lii dañ ko def pour que nit ñi xam ne bu ñu amee ay groupe yu bari bu ñu amee tey jii 50 personnes à Dakar 100 personnes à Thiès 300 personnes à Saint-Louis wala 25 personnes à Saint-Louis daf ñuy permettre aussi ñu mën a wut en fait ci bërëb yu bari ay parcelles yoo xamante ni day méngoo ak bëgg-bëggu nit ñooñu ba ñooñu aussi ñu mën leen a servir loolu lay moo tax ñu koy laaj nit ñi c'est assez important. donc localisation idéale bi man nag maa ngi dëkk Diourbel donc man damay wax ni Diourbel laa bëgg su ma amoon terrain fu ma ko mënoon a am Diourbel bu mu gënal ndax fa laa soqi ko voilà. Quelle autre localisation est susceptible de vous intéresser donc bu ma jógee Diourbel xanaa ma jaar Thiès rek. ne donc nañ ko def biir Thiès. et puis léegi fii dañuy laaj nit ki ci xalaatam moom lan la mën a joxe comme apport bu njëkk pour bu fekkente ne dafay am suuf si da koo bëgg a jënd ndax mën naa joxe 5 millions wala 10 millions wala 20 millions tey jii buñ ko laajee wala am na koo xamante ni peut-être moom nee na man bu ma bëgg naa joxe 100 millions bon man ma jàpp ni peut-être comme ma jàpp fi 5 millions donc ma proposer ni man 5 millions la am moom laa. foofu xëy na boo wàccaatal foofu tuuti Ousseynou. voilà oui donc comme ni ko Ousseynou waxee comme ñi ko xam xëy na ñi ko xam taxu ñu may wax waaye ñi ko xamul maanaam nga bokk ci coopérative ak nga dem wuti ji kër loolu ci mën ci dégg bu fekkee ni yoroo ay koppar yoo xam ne da ngaa yore da ngay compter fobbet daal di fay daal di jënd kër gi mu nekk sa kër yu ci gën a bari da ngay jëflanteeg banque wala ngay jëflanteeg ay société immobilier même bu fekkee ni coopérative bi tamit noonu lay def mais doole ji mooy tax ñu def ko coopérative mooy mbooloo donc dañ lay laaj apport personnel bi maanaam bu dee kër ga ma ngay jar 50 millions ñu ngi léegi defar mën nañoo lijjanti ñun CSD ànd ak suñu partenaire CDC bi nga xam ne par exemple moom am na terrain am na ñu ngi jokkoo ñu ko mën a tabax am nañu nombre de nit ñi déggoo nañ ci kaw ay kàddu mu ni mën naa leen a jox kër yu pare léegi yow doo fi nekk ci dajale waaye lu mu tuuti nag wax dëgg yàlla am na benn apport personnel boo xam ne kenn ku nekk dana ko joxe su ko defee nag weer wu jot nag mu daal di commencer di verser nangam donc apport personnel boobu noonu nag lan lay laaj fi mu toll nii boo ci bokkoon ba ñu taxaw ni léegi affaire yi pare na ñaata nga mën a bërët
buñ la ko laajoon fi mu toll nii tey nga yëkkati ni man kat buñ ma laajoon ni bëri fi mu toll nii mën naa yëkkati 5 millions joxe ko parce que denc naa ko pour kër ba wala mën naa joxe 10 millions wala mën naa joxe sax xaaj ba parce que denc naa ko donc foofu laa bëggoon préciser waat loolu Ousseynou ma baale nga doxal. merci way juste peut-être laay ma dolli ci ni donc ñu ngi wax ni nit ki yor xaalis boobu noonu mën nga ko génne ci 3 ou 6 mois ndaxte li ñuy am mooy dañuy tey jii boo ko doon def da ngay constituer équipe bi ba pare boo constituer ba pare nit ñi signé ne ñoom dañuy bëgg nañu léegi à partir de la signature délai bi nga bis bi nga signé dañ lay jox délai peut-être 3 wala 6 mois war ngaa mën a joxe 5 millions muy sa apport de base pour jënd sa terrain. voilà donc du loo xamante ni dañuy xëy suba teel rek ne la tey wala suba war ngaa génn donc ci bokk dañ lay jox ay conditions aussi comme niñ ko waxee fii da ngay am délai bi mën nañ ko en fait ça dépendra ci partenaire bi ñuy am bi ñuy négocier moom lan mooy condition mais dañ jàpp ni en temps normal 3 mois wala 6 mois war naa raisonnable pour nit ki mën a organiser wu mën a génne xaalis bi effectivement. léegi nit kooku noonu ci terrain bi donc lii apport personnel bi la pour terrain de base bi mais ci terrain boobu noonu moom xëy na terrain bi terrain bu yàmmamaay la ba obligé da koy fay par mois da ciy yokkaat di fay terrain bi ñu ne ko léegi yow bu dee da ngay jënd terrain ñaata nga mën a fay par mois ci terrain boobu ci une année diiru une année wala 2 ans pendant une année c'est-à-dire pendant une année wala pendant 2 ans chaque mois yow mën nga engagé wu nga ne dinaa joxe chaque weer 100 000 francs wala 200 000 francs ñi nga xamante ne am nañ doole ñoom dinañ ne joxe naa 500 000 ki nga xamante ni macha allah yàlla may na ko moom mën naa joxe beneen chiffre bon man ma jàpp ni tey jii mën naa joxe 100 000 francs par mois ci benn terrain 300 000 francs 300 mètres carrés. léegi buñ jógee foofu nit ki am na terrain ba pare la ñu xalaat ki nga xas ne am na terrain léegi ndax moom mu war a tabax ñu ne léegi nañ ko jàppale ndax moom bëgg na CSD jàppale ko ci mu am mu dem ak banque yi mu déposer dossier banque yi ci crédit immobilier bi banque bi lebal ko xaalis bi nga xamante ni moom lay tabaxee këram su ko defee moom day mën a tabax këram nam ko bëggee banque bi financé ko moom mu koy rembourser moo tax ñu doon laajte remboursement yi donc ñuy laajte fii rek ndax nit bëgg na CSD koo xamante ni bëgg na am nga sa terrain léegi bëgg CSD jàppale la pour nga am sa crédit immobilier mooy xaalis bi ngay tabaxee donc man soxal na ma je dis oui ici. ban montant laa soxla kër c'est-à-dire lii nit ki nekk mooy xool man kër gi ma bëgg a tabax man yaakaar naa ni maa ngi ko jàpp ne ci 30 millions la kii ne man maa ngi ko jàpp ci 100 millions la kii ne man maa ngi ko jàpp ci leneen pour le moment nit ku nekk mën naa xalaat moom li mu wax rek bind ko 30 millions wala 50 millions wala 100 millions li nga xalaat yow mën nga koo gis li nga gis mën nga koo bind mais buñ demee ba ca biir aussi dañuy jël dossier bu dinañ ko étudier et puis dinañ mën a affiner dinañ la mën a wax aussi prix exactement bi ban la mais dans un premier temps terrain 300 mètres carrés man ma jàpp ni tabax bi 30 millions war na ko mën a tabax donc ma bind ni crédit bi ma soxla 30 millions la léegi boo amee crédit ba pare donc am nga sa suuf sa terrain am nga sa crédit immobilier banque bi neen dina lebal léegi nga war a dem wuti entrepreneur pour mu tabaxal la ñu ne la mais entrepreneur boobu ndax bëgg nga CSD accompagner la ci parce que CSD moom lu ñuy liggéey xam nañu ay entrepreneur yu baax xam nañu naka lañu entrepreneur yi liggéeyee lan mooy subtilité wu tabax lan nga la nit ñi di jànkonteel comme problème ba nga xamante ni ñun dañ koy jël boobaa wàccee la ko nekk en fait sa intermédiaire yow nga yónni ñu sax ndaw ñu la koy doxal voilà ndax loolu bëgg nga CSD jàppale la ci man je pars du principe que oui ndax dina ma wàcceel coono bu bari donc ma ne oui et puis ban réalisation nga bëgg donc ndax ta terrain boobu ndax sa këru bopp nga ciy def ndax da nga ciy tabax da nga koy def immeuble di louer appartement yi ndax da nga koy def ab immeuble boo xamante ni da nga fay def ay commerce da nga fay def ay kër di ko louer pour mu lay jural loo xamante ni yow ëllëg ak si biir boo demee ba retraite say comme ni ñu koy waxee boo demee ba retraité nga am loo xamante ni moom mooy nekk sa source de revenu donc fii terrain bi dañuy jàpp ni man kër dong lañ ko bëgg a def bu soobee yàlla donc muy loolu léegi crédit bi nga war a rembourser boo comme ki ñu ko gisee def nga crédit immobilier ci banque bi ne la man léegi dama bëgg il faut nga may rembourser donc boobaa da ngay mën nga wax ne yow man 250 laa xalaat ni 250 000 francs par mois laa xalaat ni mën naa koo rembourser
yow loolu nga proposé banque ba xëy na moom bu xoolee ak la nga joxe comme apport de base ak la nga am comme salaire ak lii moom mën na ko xaw a mën a wàññi en fait ñoom ñoo koy décider banque bi ñun lii sondage rek la pour xam nit ñi capacité bi ñu am pour rembourser nit ki mën na ne man mën naa joxe 250 000 francs par mois sur peut-être 10 ans wala kii ne man mën naa joxe peut-être 500 000 francs sur 5 ans parce que dama bëgg li may def mu gaaw ma dem sama yoon durée boobu aussi institution financière yi ñoo koy ñoom ñoo koy décider en fait mais ñun mën nañoo waxtaan ak ñoom pour ñoom ñu wàññil ko donc fii dafa jàpp nañ jàpp rek ni que nit ki moom 250 000 francs la mën a en fait man tey ji 250 000 francs laa mën a rembourser ma remplir ko noonu Aram defe naa da nga amoon question balaa ma lay continuer. Juste une chose, laisse-moi préciser que dans ce nit ki mën a proposer lii laa mën a joxe mais il faut préciser que ça soit à la banque wala même fekkee ne location la sax da nga wut appartement wala kër il est dit que waruloo fay plus du tiers de ton salaire. Par exemple, tu gagnes 300 000, waroo fay plus de 100 000 pour loger. Par exemple, mënoo fay 200 000 nga gagné 300 000 gagné 200 000 def ko ci kër wala def ko ci loyer. On trouve que c'est pas équilibré. doo am loo dundee ak loo amee xaalis pour se loisir ak loo denc. Voilà, j'espère que loolu aussi banque bu nekk wala kii bu nekk financement bu nekk dina ci tenir compte. Tout à fait, madame. Loolu précisément am na solo. Donc bu ñu avancé donc gisoon nañu fële benn coopérative ci question yi ci kaw gisoon nañu benn coopérative bi nga xamante ni moom terrain yi lay lijjanti léegi bii nag li ñu xalaat mooy am na nit ñoo xamante ni tey jii ñoom li leen soxal mooy ñu lijjën ñu am li ñuy wax package en fait un package boo xamante ni dañ leen di wutal suuf wutal leen financement tabaxal leen seen kër donc bii lépp la ñu boole pour que bu ko nit ñi bëggee koo xamante ni da ngay inscrire rek ñu lijjanti ñett yooyu yëpp ci yooyu yëpp ngay lijjanti donc voilà là je pars du principe que man bëgg naa ko def. foofu Ousseynou aussi foofu li gën a bëri ci coopérative yi ñu xam noonu la ñu mel maanaam da ngeen di nekk ci société di liggéey jékki-jékki société ba ngeen dajaloo yéen ña fay liggéey ñu bëgg kër ñëpp daal di dem wax ak patron bi wala ngeen wax ak état wala ngeen wax ak keneen ñu tàggal leen ay suuf bërëb sàngam ngeen am suuf boo leen amee suuf xam ngeen ni ñaata nit ngeen nekk groupe 50 employés ñoom ñëpp ku ci nekk am nga salaire day daal dem ca banque bi ñu amee salaire garanti taxaw banque bi daal ni man mën naa leen a accompagner tabaxal leen kër léegi loo banque bi bu joxe accord am mooy dangay daal di am directement entrepreneur boo xam ne mooy tabax ndax moom banque bi lay dépendre donc am nga xaalis bi léegi am nga terrain yi banque bi jox nangu na leen jox parce que am ngeen garantie parce que yéen ñëpp ay salariés ngeen évalué na leen léegi ngeen am entrepreneur léegi su ko defee nag coopérative boobu moom mooy toog discuter daal ni par rapport ak lii banque bi ci taux d'intérêt yi foofu lay ñëwee lii banque bi dinañ ko lebal nangam la ciy teg entrepreneur bi nangam la ñuy tabaxalee léegi danañu xool par rapport ak salaire bi ñu am nangam ngay mën a joxe par weer. waaye pour nga bokk ci coopérative bi tamit dana am somme boo xam ne mu ngi yëkkati d'abord pour bokk ci coopérative boo xam ne mooy adhésion bu ñu jógee ci adhésion boobu noonu ba coopérative bi lijjanti lépp su ko defee coopérative bi moom mooy ñëw par rapport ak engagement yooyu daal ni kenn ku nekk nangam lay joxe ci kër su ko defee day daal dem jël xaalis ba ca banque ba daal di dem ci entrepreneur ba mu tabax kër yi mu noppi mu jox leen seen charge ndax fekk na apport personnel boobu nga waroon a participer pour bokk ci coopérative joxe woon nga ko léegi nag weer wu jot ñuy dagg ci salaire directement wala ngay verser directement loo xam ne moom mooy fay kër boobu pendant ñaata at donc li ëpp ci coopérative d'habitat yi nga xam ne xam ngeen ko mooy yu mel nii mooy yoo xam ne package bi seen di wax la mooy da ngay ñëw daal di adhérer ci coopérative bi conditions yi remplir nga ko mooy tu es un salarié wala am nga en tout cas source de revenu boo xam ne permettre na la nga fay nangam par weer coopérative bi am kayit yu leer su ko defee daal di dem songu banque yi songu les sociétés immobilières ñëw indil leen les résultats yéen da ngeen def daal après nag chaque weer ngeen di fay la nga xam ne diggee woon ngeen ak yaa ca topp yëpp xam naa dinañ ñëwaat ci yeneen émission yoo xam ne Seydou dina dugg carrément les formes de coopérative d'habitat ak yan moo ci ëpp avantage en tout cas pour nous Sénégalais de la diaspora bismillah. waaw ci gàtt ci yeggali loolu aussi d'ailleurs si nga la doon wax mooy amaat na beneen type coopérative bu bees boo xamante ni mën na am mooy que en fait benn mën nañoo tabax ab cité
def ci ay kër yoo xamante ni wax nañ ko ba pare et puis nit ku bëgg nga inscrire ñu def ko léegi di fay par weer yow li ngay fay da nga ciy fay benn partie bi sa loyer lay doon mais beneen partie bi am na li nga xamante ni benn partie bi location loyer lay doon am na benn partie boo xamante ni mooy doon en fait sa remboursement wu kër su ko defee yow boo dëkkee ci kër gi léegi li ngay fay par weer ñu définir ko muy montant bi muy 100 000 150 000 300 000 boo dëkkee ci kër gi par exemple 20 ans après kër gi yaa ko moom fay nga ko fay nga location fay nga ko mais yaa ko moom loolu aussi ay possibilité la yoo xamante ni ay projet la ay façon projet la yoo xamante ni war nañ ko mën a développer ci biir CSD donc loolu tey jii bu amoon man dina doon loo xamante dina oyof parce que dina nekk koo xamante ni tey jii doo génne 5 millions wala 10 millions dugal ko ci terrain war a wuti crédit immobilier war a dàqante ak entrepreneur da nga am kër gu pare da ngay ñëw dugg commencer di fay sa loyer et puis di dund tranquillement je pense que doon solution boo xamante dina gaaw te dana oyof ci suñu ci ñun voilà moo tax ma ni loolu man bu amee donc ma coché fii ni que bëgg naa ci bu dee loolu am na donc maa ngi wut ci terrain yooyu terrain encore 300 mètres carrés un tout petit peu donc localisation idéale bi encore une fois donc maa ngi koy waxati fii Diourbel et puis l'autre localisation donc ma defaat fii Thiès simplement donc fii aussi on revient en fait ci question financière yi la mais dañ ko séparé woon bon peut-être ci questionnaire bi leerut mais mooy boo nekkee ci appartement ci projet yi nga xamante ni location vente la ñaata nga mën a joxe par mois ma jàpp ni peut-être mën naa joxe encore 250 000 francs par mois dugal ko ci biir et puis ndax souhaitez-vous être accompagné pour la construction bëgg naa ko ma jàppale ci tabax bi donc ku ma waxal ak entrepreneur bi ma ne d'accord naa bëgg naa ko waaw et puis lan laa soxla mooy benn logement individuel boo xamante ni pour man la ci biir projet boobu léegi fii nag dañ ko ubbi woon aussi partie sondage bi parce que ci biir CSD dañuy toppatoo les projets immobiliers mais aussi dañuy toppatoo yeneen type de projet képp ku am beneen projet bu la soxal muy projet industrie muy projet médical muy projet sportif monté développé lu mu mën di doon rek mën nga ko wax fii ñu xool naka la ñuy defee montage projet boobu naka lañ koy defalee ba mu mag ba mu dem ba ñor ba nga am ay financement ba projet boobu ñu mën koo teg ci raay yi mën ko développé moo tax ñu doon laaj nit ñi fii ku am beneen projet boo xamante ni bu doon leneen la lu dul dëkkuwaay lan la donc man nag bon fi mu nekk nii je pars du principe que am naa ci benn ma bind ni que am naa un projet autre que du logement ban nature la donc fii dañoo proposer nit ñi rek pour ñu mën a tànn ndax yow ci agriculture nga nekk wala ci développement communautaire kii ndax c'est dans le technique wala dans l'informatique wala dans le sportif le médical wala autre donc man je pars du principe que am naa benn projet tey jii mu doon dans un projet de développement communautaire donc ma coché fii et puis quelle est sa localisation comme ni ma ko waxee rek ma ngi ca dëkk ba ma nga Diourbel donc ma bind ko fii voilà et puis quel est mon budget estimatif machallah ma bind donc projet budget estimatif bi fii je pars du principe que 100 millions la pour développer ko donc voilà donc lii mooy formulaire bi ñu leen di laaj ñu remplir ko nga xamante ni bu ñu nit ki bu taaxeerloo rek war na ko mën a remplir ci 3 minutes à 3 à 4 minutes war na ko mën a remplir loo xamante ni vraiment simple na du ñu jëlal temps te dina tax au moins ñu am information yoo xamante ni ay ci yoo xamante ni mën nañ cee doore pour gën a ubbi projet yi gën a xool aussi ci ban direction la ñuy orienter projet yi nga xamante ni moom la ñuy xool pour nit ñi. Donc, vous direz que je vais suivant, simplement. Et puis, voilà, donc, section, et puis, je vais suivant. Quel accompagnement attendez-vous du CSD? Donc, si je sais donc l'accompagnement du CSD, moi, en encadrement, ou en fait, ou en assistance pour le montage du projet. Assistance pour le montage et la recherche de financement. Par exemple, voilà loolu lay xaar tey jii ci CSD man moo tax ma bind lii su fekkee koo xamante ni xaarul dara ci CSD mën naa bind RAS wala nga xool ku nekk daal li la doy nga bind ko wala nga def trait pour mu jàll donc la remplir naa et puis ma envoyé formulaire bi donc formulaire baa ngi nii léegi dem na ci suñu base de données dinañ ko mën a jël xam ni nit remplir na góor la wala jigéen la joxe naay information loolu rek lañ ci mën a am ñu daal di koy mën a nag daal di saytu récolter suñuy données daal di koy trier daal di ci mën a travailler en tant que technicien
voilà ci gàttal loolu moo doon formulaire bi voilà loolu la ñu ci bëggoon a développer daal vraiment ci dans une première partie. Merci beaucoup Ousseynou. xam naa ne dinañu kii donc en fait je profite juste pour répondre à Khady Kémi bi nga xam ne moo nekk Brésil je pense moom mooy la présidente. Oui, secrétaire général. mooy secrétaire général bu voilà elle a une question. Voilà Khady donc Khady kontaan nañu ci sa humble avis mais dafa fekk ni rek ñi ngi ci on boo fa yow comme yaa ngi ci biir CCF ñu umpale woon ni signé woon nañu mémorandum d'entente avec la CDC. CDC le côté immobilier bokk ci ay prérogatives yoo xam ne état jox na ko pour surtout ci lu jëm ci wàllu diaspora bi ñu nekk nag di waxtaan ak moom bu ñuy waxtaan ak moom moom it du ñu ñëw rek ni ko ñun daal ñu ngi fi waa diaspora bi bëgg nañu ay kër wala bëgg nañu nangam ak nangam dañuy dem xooli ci diaspora bi sonde leen ba xam lan lañu soxla lan mooy seen ay priorité fan la ñu gën a mën a tàmbalee loolu ci la ñu nekk loo gis rek dafa am étape par étape taux d'intérêt yooyu ngay wax du suñu wàll loolu ala kulli àll dina ñëw day fekk ca wàllu banque ba ak coopérative bi booy dugg ci coopérative bu fekkee ne am na dana am règlement dana am ay textes yoo xam ni kenn ku nekk balaa nga ciy dugg xëy na da nga koo xam su boobaa yooyu noonu yëpp fa lay ñëwee mais li ma la ci mën a wax daal fi ñu tam mënu ñëw xëy comme ni ñu ko waxee daal di dem lijjanti ji ay taux d'intérêt ndax gisaguñu terrain xamaguñu ñaata ñoo soxla ainsi de suite li ñu nekk nii moo di ni dajale Sénégalais yi ñu xam ni kat CSD ñu toll na taxaw na ci wàllu projet immobilier ñu xool ban façon la Sénégalais yi bëgg ñu ànd ak ñoom ci façon boobu ñu bëgg daal di dem suñu partenaire bi nga xam ne moom yor na ay suuf yoo xam ni kenn tabaxu ko yor na kër yu ñu tabax ba noppi yor na luy jar dërëm yor na luy jar 100 francs ñun ñoo dem xool ñu àndal ndax yor ñan ñoo ci yor dërëm ñan ñoo ci yor 100 francs ñan ñoo ci bëgg suuf kese ñan ñoo ci bëgg lu ñu tabax ba noppi ñan ñoo ci yàkkamti ñan ñoo ci yàkkamtiwul yooyu noonu yëpp say question la yoo xam ne nag sondage bi moo koy leeral su ko defee nag ñu mën koo daal di diviser noonu catégoriser ko noonu ba nga xam ni kenn ku nekk da nga ci gis boppam ka yore 100 francs dana gis boppam ka yore terrain bëgg ko gunge mu tabax danañ ko mën a jox ay réponse ka yoragul benn terrain te bëgg terrain te am fu mu ko bëgg dana am réponse su ko defee kenn ku ci nekk ñu jaaral la ci yoon bi nga war a jaar ba nga mën a am li nga am ci ni muy gën a yombee ni mu gën a leere ni mu gën a transparent ni mu gën a am sécurité bu ko defee diaspora bi mën cee gis boppam donc daal Khady boo demee Brésil yóbbante boobu ma la jox wax leen ni ñu toll nii fi ñu toll mooy ñan ñoo bëgg Brésil kër ñan ñoo am terrain ba noppi bëgg leen gunge ñan ñoo bëgg ay këru bokkaate ñan ñoo bëgg bokk ci coopérative bu ñu dépassé étape boobu bu ñu yegg see ci étape bu nag léegi am na ni ko bëgg ba noppi léegi nan la ñu koy amee nag su boobaa danañ dem ci les questions de taux d'intérêt ak yu ni mel et su boobaa incha allah rabbi nuñ ci mën a taxawee parce que ñun nekk luñ ci lenn lu intérêt diaspora bi intérêt way diaspora bi dana mel ni ñun ñooy wut su boobaa ndax ñun lii ci la ñu bokk te incha allah loolu moom leer na ci ñëpp te yaakaar naa ne kenn du am luñ ciy tiit